waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nii ñëpp fépp fu waay nekk ñu ngi naan jàpp loxo mbokk yi Senucom Média comme ni mu koy faral di defee saa su nekk di def plateau yu yanj yu demee nii tey gis nga ni plateau bi demee tey Senucom Média invité toit du monde mais toit du monde ba tey ànd ak ki nga xam ne dootu gu ma fa gaaw a ñëw ndax yéen a ma gën a xam kii surtout xale ya donc maa ngi ñëw Abdoulaye Fall Ndoye wala Ndoye Fall. noo ko bëggee noonu nga ko bëggee. Ndoye Fall waay présenté wul tey ñu xool seeni tànk lan moo leen tax a jóg. voilà donc merci soxna Aïcha di leen nuyu di nuyu sama grand atutu di nuyu ñu toog fii yëpp ci plateau bi donc di wax ni que tey dañ fi ñëwoon am benn mbir bu nga xamante ne mbir bu am solo bu ñuy dëgmal donc mbir mi nag am na solo ci kaw que ni dafa am ay xale yi nga xamante ni dañu bokk ci maanaam xale yi. te ñu xaw leen fàtte tey toit du monde en partenariat ak Capi Capi Prod ak na suñu mbokk mi di atutu ñëw na ñooñu nga xamante ni dañ leen fàtte dañ leen di boole ci mbir mi muy les enfants qui sont des nécessiteux di talibé yi donc muy benn Noël pour tous bu nga xamante ni ñu ngi koy waajal le 26 décembre donc ci tànk yooyu lañ ñëwoon tey xam naa du ñàkk bu ñu demee ba ci biir waxtaan bi dinañ gën a leeral yu bëri incha allah. mbokk yi dégg ngeen ko noonu mooy Noël pour tous donc Noël pour tous buñ ko waxee maanaam xale yi nga xam ne dafa mel ni dañ leen a xaw a bedd donte sax nag beddiwuñu leen ndax ñoom ñi dañ leen ci bëgg a boole loolu moo leen fi indi tey ji ñu fas yéene ci dëkk gën ko xóotal yaatal ko ba nit ñi gën a xam sax nag Noël pour tous lan moo ko wundu directement lan moo ne ca biir mbokk yi nag xool leen kii ma bëgg a wax 4-4 ci kaw talit loo ko dàq daw mu gën laa dee atutu waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa Thiès ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di siyaar soxna Aïcha di siyaar sama grand frère bi ma fi nekkoon toit du monde effectivement comme ni mu ko jotee bref filé tey dañu ñëwoon fii seet si suñu naataango yi pour justement annoncer benn événement bi nga xamante ni moom mooy Noël pour tous Noël pour tous nag xam nga ne ku ñu nawel ni musique waaw te ku ñu musique moom ci biir Thiès fàtte cappi-cappi ak ñami-ñami foog naa ne musique bi dina xaw a des tuuti ñu bëgg ci nekk en collaboration nag ànd ak ñoom daal di koy bëggal xale yi incha allah xam naa ni nañ ci gën a juuxaat tuuti ci kanam fa mbokk yi di nga ko noonu tey Senucom Média fu mu génn nee naa ne fu nooy rek la ñuy génn pare guñu ñu ngi ñëw mais bu ñu déggee toit du monde moom est-ce que mën ngeen ñu ko gën a faram fàcceel ñu xam ko parce que du lu nit ñi di yàgg dégg alors que ba ngeen existé yàgg na. waaw jërëjëf soxna si donc toit du monde da di benn organisme nga xamante ni à vocation humanitaire la. mu nga am ci réewu tubaab yi di Belgique amit ca France. am Sénégal donc muy benn association bu nga xamante ni moom lépp lu ko soxal mooy fekk néew di doole yi indil leen benn ndimbal. donc ci kaw loolu toit du monde di agir presque partout dans le Sénégal récemment ñu ngi woon au niveau de Thiès école Silman doon fa tabax juróomi salle de classe daanaka am na yu nga xamante ni eggagul mais dañ ko mottali incha allah si vacances yi di ñëw donc agir nañ au niveau de Mboro zone Sirman près de la Gambie frontière bi. mais ci kaw yooyu ngeen def am ngeen ndimbal mu jógee ci réew mi. bon. certes à chaque fois bu ñu lancé appel mën nañu wax ni du ñàkk ay bonne volonté ñi nga xamante ni dinañ agir ba tax na ñooñu ñu ngi profité ci occasion bi di leen remercier waale nañ indi lu ñu am lu tuuti ñëw bokk ak ñun parce que toit du monde dafa am benn bàq bu nga xamante ni moom lay demee mooy lu ñu naan ci tubaab le peu de chacun pour le bonheur de tous donc lu tuuti lu nga am rek nga indi ko bokk kook nit ñi pour que ñëpp sentir seen bopp ñëpp maanaam sentir ni yow yaa ngi ñëw di bokk ak ñoom li nga am donc ci kaw loolu la toit du monde di agiré. donc bu ñu xoolee tey toit du monde dafa jóg pour Noël bi pour dimbali xale yi taalibe yi wala yeneen xale wala ci école yi nan ngeen koy doxalee ak lan moo leen poussé yéen ci bëgg a dimbali xale yi. boo xoolee bu ñu nee à chaque fois Noël. sa xel dafay dem ci xale yi nga xamante ni ñu ngi ci école française yi di jàng wala boog ñi nga xamante ni seeni wéyjur bokk nañ ci yenn sociétés yi am ñi nga xamante ni peut-être duñu am mukk occasion bokk ci maanaam fête boobu nga xamante ni xale lay ëpp lu muy sargal ci kaw loolu ñu xalaat ni jot na ak ñi nga xamante ni mooy staffu atutu liggéey ci liggéey bu am solo ñu xam ne ñoom jot na lépp képp ku ñu tuddee xale nga sentir sa bopp ci loolee ñu dëgmal nii donc ci kaw loolu ñu ne léegi du am benn xaj ak seen
maanaam dañuy boole lépp xale yëpp donc defal leen fête boobu événement boobu ku nekk sentir si boppam waaw ci la. donc Atutu bu ma dégloo bu baax dafa mel ni Atutu marqué waat na ay empreinte am ci bëgg gi mu bëggoon xale yi. donc Atutu lan moo la gën a poussé ba nga lënkaloo ak Toit du Monde dëgg la bëgg nga xale yi mais xoolal pas bi nga defaat fekk si waat Toit du Monde. waaw ñun dañuy sant yàlla sama borom xam ni bu ñu yàlla mayaatee wér gi ba ñu defaat ko ndax defoon nañ ko daaw. waaye olof def ni lu benn di def ñaari ko mën ñaari ko dàq moo tax ma daal di xool ñu sama naataango yi nga xam te ne ñoom it dañ leen fekk ci yoon woowu ñu ciy yëngu ci lu baax ndax action sociale bu ñu koy wax nga dem ci école yi di jàppale suñu doom yi ñoo fay jàng suñu rakk yi suñu ñëpp ñoo fay jàng nga koy defaraat loolu foog naa ne ba tey yaa ngi jàpp ci dëkk bi man itam ma sentir ni ñooñu maa ngi moom ñoo bokk aw say wu ñu dénk aw sas ma ne noonu kan xaaral ñu daal di boole suñuy doole daal di koy defandoo mu gën a dem ca kanam yàlla sama borom sutural nañu daaw ñu def ko xool xale yi dox leen ay bic pour encourager leen ak ay cahier pour ñu jàng ren itam ñu fas yéene ko gën a dolliwaat parce que buñ ne cadeau wax na dëgg sax waaye nag cadeau bi nga xam te ne élèves yi xale bi mën na cee gën a jariñu foog naa ni cadeau éducatif moom mooy gën a baax ci ñun suñu culture ak suñu aada ak cosaan moo tax daal ñu bëgg a ànd ak sama gars yi rek dañ koo defaat fas yéene ko nag di ko def ndax tamit nit génn na fi lu bari xëy na sax amul succès bu mu demee noonu waaye man de ak ni ma ñàkkeeg taalibe ni ma ñàkkeeg solo ma génn lu ndaw rek xale yi Sénégal waxuma xale yi sax ndax xale su bëggee rek mag ñaak papa jeeg yaay ji maam ak ñëpp bëgg nañ loolu sama borom bu la ko defee da nga koy sant yàlla baax a baax moo tax duñ ci jug moo tax ñu koy wax ci tubaab Atutu au service des enfants maanaam man dama fi nekkal lépp loo xam te ne xale yi dañ ko yittewoo ma ciy dox rek loolu daal mooñ ci ñaaxoon ba ñu nekk di ko def. mais lan moo tax ngay choisir décembre. waaw ndax dañoo gis ni décembre dafa xaw a sensible. da ngay gis décembre dafa am ñu ci faral di xeetoo Noël ak yooyu ñenn ñu fi dëkkal ñoo xam te ne chaque décembre dañuy jëndal seen cadeau yi Noël léegi xale bi nga xam ne moom baaxawul ci culture boobu wala bokkul ci religion boobu. bu gisee ay moromam am ay cadeau da koy xaw a jaaxal dafay xaw a sensible. ñu ni nag loolu war naa mën a deñ maanaam xale moom. war nañ ko mën a bégal suñu demee ba nga xam ne at mi benn weer a ci des ci ay waxtu ñu doon koo war a mën a bégal war koo bégal ci bégal anam boo xam te ni tamit dañ koy encouragé ndax xale boo ko bégalee ba pare da nga koy encouragé ni ko nag boo defaatee ëllëg lu baax dama lay defaraatal lii moo waraloon daal ñu taamu ci décembre ndax décembre xale yi ñu ci bari ñu ci ëpp dañ leen di defal ay arbre de Noël ak yooyu ñeneen ñi nga xamante ne nag du seen aada ak cosaan te tàmmuñu koo xam ñu sentir ni ñi ngi ciy xaw a gêné wu wala sensible ne mi ngi leen di gaañ ñun xaaral ñu jug comme ay xaritu xale yi lañ boole kook ñëpp maas muun gi ba xale yëpp mën cee sentir seen bopp moo tax ñu choisir ci décembre bi. Atutu mayal xale yi benn bu ndaw ñu dem régi ñëwaat. waaw baal ma ubbee Atutu Baye Modou rek comme ñoom moom lañ gën a miin. a cappi ñami boy. cappi ñami boy. a cappi ñami boy. Atutu yeah. Baye Modou what about Atutu yow. Atutu yeah. Baye Modou what about Atutu yow. Atutu yeah. Baye Modou yeah. Atutu ay boy. Buyen jido garan kees yow Madina Fall ñëpp xëy ma bes taal ba Chara Fall demi ni la woon redoubler une fois suñu wàkk naan ma bàyyil tu n'as pas la foi ma tàqale certificat ñu may fayal 6e zéro mat anglais moom 6e English la ba moyam man 19 la daan English la ba moyam 19 la daan what's your name? Atutu Baye Modou Baye Tutu cappi ñami boy Atutu Baye Modou Baye Tutu cappi ñami a cuku 26 décembre ku ko bëgg a fekke ñëwal Toit du Monde Sister Aïcha pour tous les enfants du monde kaay ñu dem régi ñëwaat.
waaw gis ngeen ko noonu mbokk yi ñëwaat nañu ñu dalaloon gis ngeen ko noonu Senencom Média fi mu pël tey nee naa leen ñun duñu sonn duñu tàyyi gars yi rek ñu fi bàyyi amul jeune talent amul leneen ndax tey ñi dalal macha allah dëgg la nag ñii ngi way ñii ngi ci leneen mais dinañ gën a dugg ci seen compétent réellement ñoom lan la ñuy liggéey dinañ ci ñëw léegi donc mbokk yi may jaajëfal nag comment dire encore sama xarit bi nu mu tuddati Modou Faye borom sàppali ndeysaan bu ma nee Aïchata may sàppali ma ne ko mais Modou saf na ba noppi mu ne ma looloo waral ñuy sàppali nag soxna si ma ne ko acca boog safala ba mu neex donc Modou gis nga ko noonu de passage ñu lay jaajëfal dina nuyu xam naa foofu nga nekk liggéey rek dafa bàyyi donc mbokk yi gis ngeen ko comme ni ma leen ko waxee gars yi tey gis ngeen yëfi ni mu neexee nee na leen atutu moo fi nekk kan mooy atutu ki nga xam ne moo dajale xale yëpp bëgg leen xale yi nag bëgg ko nag avant tout macha allah loolu may yàlla la vraiment ñu la ci gën a jaajëfal di la ci ndokkale di la ci it vraiment di la ci ñaanal yàlla mësul na ci cat yoon bi moom yàlla bu leen dara teqatal donc mootu ki ñu ni woon atutu ñu nekkoon léegi ci lan moo waral yéen décembre bi ngeen koy fête di ci may xale yi ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy taalibe yi ñu dugg ci daara yi bàyyiwu leen kenn ak ku mu mën a doon xam naa ni sax bàyyiwu leen xale yi nga xam ne ñoo handicapé vraiment ñi nga xam ne c'est amuñu dara daal booy xool yéen ñooñu sax ñoo leen gën a soxal tu vois donc lan moo tax amu leen année boo xam ni je sais pas lu tax ngeen fabriqué yéen décembre rek na décembre la est-ce que ci ngeen fas yéene yem waaw maanaam sa fas yéene wuñ cee yem sax waaye Sénégal boo xoolee dafa am lu ñu bokk mooy danoo dem nañ sax ba xameetunu tabaski bu jotee catholique beeg musulman bi gis nga nit ñi jaxasoo leneen su amee dañoo bokk lépp ba far na kenn ku ci ne bu xewlee sax dañ dem bokkook ñoom feetu léegi ñu gis ni ñoom décembre bi yàgg nañ ko partagé di ci def ay Noël ak yooyu ñun ñu dem ba partagé kook ñoom waaye boo xoolee ci jullit ci ñun ñi nga xam ni tamxarit moo nekk suñu mais fas yéene wu ñoo yem foofu bu ñu sañoon tey jii dem saafoonteeg daara yi ànd ak sama naataango bi wax saafoonteeg sëriñ yi ni leen bu xale yi jàngatee ba mokkal bu ñu leen di jox ay récompense comme ñi ko ñii di defee tamit di def ay cadeau de Noël ñu defal ko xale yi récompense leen ndax itam moom cadeau la rek moo gën moo xam janvier février ak mu mu ci mën a doon nit ki jàng ba war a am luñ ko war a neexale dañ ko war a joxal da ngeen ko war a def léegi moo tax man la yamuñu tamit ci décembre kase ëllëg bu ñu demee ba nga xam te ne toll nañ ci tam xarit wala ay même bu du tam xarit sax boo xoolee franco arabe yeeg yooyu yëpp fin d'année la ñuy faral di def fin d'année bu ñu ñëwee fin d'année scolaire bu ñu ñëwee ñu daal di xool ñoom it nan lañ leen di accompagner ci suñu initiative bi nga xam te ni Noël pour tous su boobaa ñu tuddee ko cadeau pour tous parce que su boobaa ñoom dañuy jàpp ni rek période bi ñu toll moo méngoog loolu xale yi war a jot seen récompense ñu accompagner leen donc xam je crois que ni sama naataango am na lu mu ciy gën a mën a leeral pour ñu wane rek yamuñu justement ci décembre kese kon daal jàpp naa ne dégg bu ngeen bu lii jógee ay projet yéen a ngi ci projet yoo xam ne fas yéene ngeen toog ak kilifa diine yi bon di fàttali rek ni lii atutu ak staffam defoon nañu ko daaw donc lii di édition bu nga xamante ni c'est mooy édition bu njëkk bu nga xamante ni mu ngi koy liggéey ak Toit du Monde mais ci kaw loolu saa su ne ñu ngi am ay réunion préparatoire yi nga xamante ni ñu ngi koy tenir ngir rek bés bi demee ni ñu ko mébétee donc ci kaw loolu léegi defe naa wax na ko ñëw na ci mooy que ni dañu nekk réew mu nga xamante ni saa su ne ñu ngi lay wax ni jullit yi war nañ xam ne dañ dëkk ak ay ñi nga xamante ni dañu jullit ci kaw loolu war na am benn saafonte bu nga xamante ni war na am seen biir boo xoolee saa su ne ñu ngi wax ni dañu war a prôner dialogue islamo-chrétien loolu warta mën a ànd ak ŋàññi beneen diine bu mën ne da ngay doon li nga doon teewul nga nangu li keneen doon ci kaw loolu Noël comme ni ñu ko waxee Noël boo nee Noël rek sa xel day dem ci décembre mais teewul ginnaaw lañu nekk ci réew mu nga xamante ni à majorité musulmane la ñuy xalaat ni xëy na bés du ñàkk tamxarit bi nga xamante ni moom mooy marqué njeextalu atu jullit yi ñu am lii ay projets yu ñu ci tëddal te projets yooyu damul ni daara yi nga xamante ni ñu ngi fi ñu organiser ay loo xamante ni maanaam ay récital de Coran lay doon ñu seet taalib yi nga xamante ni parce que wax na ko lu am solo nit muy xale surtout buy jàng viser vers l'avenir di ko encourager je crois que wàññiwul dara day tax sax mu gën a góorgóorlu ci kaw loolu nga indil leen ndimbal li nag ñii rek woote di sànni benn appel si ñu kilifa yi ndax daara la te yàgg na fi mais dem nañ ba jamono ji ñu toll da ngeen dégg sax ñu naan moderniser daara yi maanaam indi ci touche bu nga xamante ni touche bu moderne la loolu méngoog suñu jamono ci kaw loolu ñuy ñaan rek kilifa yi nga xamante ñoo yor daara yi ñu leen di masawu coono di leen encourager teewul
loolu ñi nga xamante ni ñu ngi koy mbébét saa bu demee ba antu rek waaye nañ jël loolu rek jébbal ko ndongo yi. waaw ndongo yi jëriñoo ci bu baax a baax a baax. incha allah boobu lay am impact buñ ci bëgg boobu lay am solo su nga xamante ni moom lañ ciy sàkku. defe naa loolu incha allah dari loo xamante ni mu ngi ñëw. ndax Toit du Monde à chaque fois lu muy encouragé mooy bénévolat. maanaam boo nee bénévolat da ngay day benn ay jëf yu nga xamante ni xaaroo ci payoor. loolu yow da nga bëgg a jëf ngir ndimbal lu nga xamante ni yaa ngi ko sentir ni war nga ko mën a indi. def ngir yàlla. te Sénégal gi foofu lañ toll il faut que jeunes yi xam ni teewul rek da nekkul rek ni da ngay toog di xaar lépp ci nguur gi. teewul rek da ngay toog naan lii na ko nguur gi def. lépp lu ngeen nekk muy association bu ma doon ngeen xam ne am na lu ngeen mën a indil askan wi. jublu leen ci ngeen jébal ko askan bi jëriñoo ci ñun ñëpp ñu àndandoo jëm ci kanam incha allah. waaw damay ñëwaat léegi ci yéen ngeen wax ma bés bi nan ngeen ci namm ak fan nan ngeen ko fas yéene defee ak seen invité yeeg nu bés bi gën a tudd donc may lancer appel ci kilifa diine yi surtout ñi nga xam ne ñoo yor xale yi muy daara yi may wax ak sëriñ yi. gis ngeen ñi initiative maanaam xalaat du doy ñoom nee nañu yemuñu fii bu soobee yàlla ak yéen tamit dinañu dugg ak yéen waxtaan ak yéen sottantee xalaat ba li ngeen namm ñu jëflante kook yéen. lan lan namm ci Noël xale yi dañuy jot cadeau lan moo tax ñuy jot cadeau mais danoo jàng ñi war a am cadeau dañuy am cadeau ñii di am mbuus ñii di am saak ñii di booy xool ku ci nekk dafa am lu muy am mais lan moo tax mu koy am niveau fa mu toll rek fa la ñuy tàmbaleek moom. kon xale bi nekk ci daara ji di jàng 1 an war nañu mën a xool ñu organiser conférence. loolu ngeen wax comme ça ñu xool xale bi lan la mérito bu dee jàng na mu am lii mais dina encourager xale bi nga xam ne moo nekkaat ci gannaaw mu ne mën a demal lu mag lii laa bëgg. donc lan moo tax mu di ko am day jàng. bu jàngul du ko am dina pousser xale bi bu toogee ci télé bi du seetaan dina ne ñun suñu bos weesu na parce que loolu amu fii. pourtant Noël dañ koy wane ci télé yi xoolal lépp di éclaté. comme ni ngeen ko waxee donc projet yi loo xam ne xale yi ñii ñu ngi koy rêvé ma bëgg ñëpp jàpp ci kilifa diine yi ñëpp nañ ci dugal seen loxo lii du lu ndaw waaw jàppal ma jàpp bay ci say waru tànk ñu àndandoo dem bés bi nan ngeen ko tuddee ak fan ngeen koy defee ak cadeau yi xam naa ko de sax naa ci am voilà incha allah amul benn problème. voilà donc muy d'abord ñu wax ni ñu ngi koy jàpp le 26 décembre. fii fi ñu koy defee nekk bërëb bu nga xamante ni foo toog taxaw si Thiès. defe naa boo ko laajtee siiw na muy stadium Lat Dior. ndax Lat Dior dafa am stade am beneen fu nga xamante ni fa la ñuy defee wàllu basket beeg yooyu. en face hôtel résidence Thiès. voilà. waaw de passage ñuy nuyu Matar vraiment muy nit ku baax. ñu koy nuyu foofu mu nekk vraiment fu mu bëgg àgg moom it yàlla na ko fa yàlla àggal. nit ku baax la c'est en face. voilà c'est en face de l'hôtel résidence donc muy stadium Lat Dior. tur bi nag ñu tuddee ko Noël pour tous. maanaam moo nañ ni rek Noël pour les enfants. mais boobaa am na. ñu nu seppi teg leen fee bokkuñu. donc c'est ça. moo tax ñu ne Noël pour tous. tous boobu nag di renvoyer à tous les enfants. donc képp nga xamante ni tout tànk nga bëgg nañ daal bés boobu ñu defal la ci loo xamante ni dina lay yokk ngay gën a góorgóorlu ci lépp looy mënti yëngatu donc ci kaw loolu la ñu initié projet bi ak Capi Capi Prod donc ñoom it ñu jàmbaare ndax moom moo njëkk initié loolu te boo nee atutu defe naa la nga cey teg mooy xaritu xale yi donc ci kaw loolu ñu nit ñuy yëngu ci des actions humanitaires. ñu ne pourquoi ñu lëkkaloo pourquoi pas ñu lëkkaloo jéem a taxawal loolu. tout à fait mais xanaa bés bu nekk xam nga dañu naan bés dina am papa am yaay am doom donc bés bi kan ngeen ko tuddee. waaw dañ jàppoon am benn parrain bu nga xamante ni. defe naa moom kenn dootu ko présenté ti mooy ku nga xamante ni moom it day jàppale bu baax xale yi. di Youssou Ndour moom lañ jàppoon ni moom la ñuy def parrain bi. parrain d'honneur bi. liggéey nañu xale yi moom waaw donc édition bi ndax édition bu nekk daal jàpp nañu am na kuñ koy mën a jagleel mais bii jàpp nañu moom lañ koy jagleel incha allah. ah macha allah. yaay ji nag kan la. waaw yaay ji nag fan yëpp si la ñuy waxtaan ndax xam naa nar naa bëri yaay. waaw yaay moom. waaw yaay ji. waaw Aïcha moom. donc partenariat Sénécom avec Toit du Monde Atutu ñëpp ñu ànd liggéey Atutu. lan nga fas yéene defal xale yi bés boobu.
dina neex lool dina neex lool dina neex lool lool ndax man suma sañoon benn xale du am lu ko metti waay ku ñu fay tëdd tey nekk nga xale ku fi màgg tey nekkoon nga xale moo tax dina neex lool dina neex lool xale yi cappi mag ñi cappi ñëpp di cappi mani xale yi di cappi mag ñi cappi aka ñammi ay waay 26 décembre Noël pour tous tutu cappi waay soit di moon nu ñëw na ceeskaay lu ñu des gannaaw li ci des dama koy denc ba boobu moo jaaxal jamono ndax yow miy jaar nga ci kuy jàng dox da ngay cappi am déet Sénégal wuy leen ma kuy jàng dox doo cappi yoo ngoog dañoo toll ci jàngum dox rek di jóg waaw loolu lépp mën na de fu ne nag coow li li ngeen di dégg yëpp am cappi la rek muy jug yàlla na yàlla sama borom bàyyi ak jàmm nag ban mën a dox gën a dëggal Sénégal waaw amiin ak ça ma jaxasoo naa tutu nii xoolal lii yow xoolal lii Sénégal xoolal lii daal moom doy na waar waaw ndeysaan waaw comme ni nga ko waxee rek waaw dama cee mosal tuuti rek ci show bi ndax xam nga ni man yàlla daa def may tàmbali tuuti demaguma sax xale yi daat may teel seen bopp waaye nag waaw yam moo woon ci ñoom rek yam atutu day salsa day pakaca day rumba atutu fait tout atutu am na beneen métier bu dul way sama borom def na ba damay jàngale waaw jàng naa ba am bac comme ni ma ko waxee tërë di woon naa lool nag yow jàngoo de atutu xanaa seetaanoo ci clip bi kooku ni ma mais yow noo def ba am bac ndax dama ko jaaxal lool waaye sama borom may na ma bac ma def 4 ans de formation à l'école nationale des arts je salue du passage sama gars yi ma defandool promotion bi yëpp wax dëgg yàlla instant yi ñi ngi génn nen ñi ngi ci àll bi ñoom ñëpp man miit ci àll bi laa newoon dama laaj demande rek damaa ñaan ministre bi mu delloo si ma tuuti maa ngi ci sant yàlla di leen nuyu ñoom ñëpp xam nga ndax wax dëgg yàlla tamit bu la askan wi soxlaa na ngaa soxla jege si ngir mën a liggéey bi ngir tasaare ko fépp ci àdduna bi tasaare ko fépp ci monde bi waaye nag li ma mënoon bërëfil rek moom mooy maanaam bés bi liñ ci waajal lépp moo tax sax ma ñamal nii tuuti yëngal guitare ki mu jooy tuuti ndax itam moom mi ngi jooy nii sànq ba léegi kon xam ngeen ne foofu daa nar a tàng torojo morojo torojo yi xale yi jël seen cadeau ànd ak seen parents xam nga fecc wax dëgg yàlla loolu daal dana nar a neex waaw nday xale yi comme yow boole na la ci ndawi xale yi mu ngoog waaw di nga ñëw ak sa délégation j'espère waaw mu ngoog kon mu ngoog mbokk bi est-ce que am nga beneen métier bu dul je sais pas parce que dafa mel ni yaa ngi ci toit du monde donc boo nee toit du monde dañuy jàpp ne ab nit la buy organiser wala boog xam nga rek léegi est-ce que am nga leneen looy def lu dul yëngu ci loolu. waaw di avant cela may leeral que ni toit bi boo xoolee toit du monde toit bi yaa ngi koy bindee TOI. waaw mooy yow mi nga xamante ne ci monde bi nga bokk. donc defe naa ñëpp ku nekk rek. sant na ci gis sa bopp. ci kaw loolu ñu nekk ci ñun ñëpp ñu ëmb loolu. ku si nekk am na sa benn secteur d'activité man mii di wax ak yow. jàngalekat la ay jàngale anglais donc ñu ëmb loolu British laa doon wër. ki nga doon wër. laa doon wër British waaw. donc ñu yëngu ci loolu man it au passage may saluer ki nga xamante ni tamit moo waral tey ma toog di bay jàngale anglais muy Ndioba Dieye ci inspection d'académie. donc muy sama ancien professeur. di ko ma jàppale aussi di ko saluer de passage donc may wax ni rek nekkul ni ay ñu toog rek yaafus ñoo nekk toit du monde defe naa ñu fa nekk ñëpp am na secteur d'activité boo xam te ñu ngi ci teewul ñuy def le bénévolat
ngir rek participer ci développement réew mi. indi seen contribution seen touche personnelle ci li nga xamante ni moo mën a jëmee réew mi kanam. voilà c'est ça. On salue de passage Assane Diagne aussi. Assane Diagne voilà Assane Diagne moom au niveau du Sénégal ici moom c'est le coordinateur de Toit du Monde. donc di ko saluer aussi Claire moom nga xamante ni moo nekk au niveau de Belgique. di saluer aussi waa France. ñoom ñëpp ñu ngi def liggéey bu am solo. dañu am di autour de Toit du Monde. comme moom tamit ni mu ko waxee rek moi je salue passage aussi le staff Capi Capi Pro et le Fams Club. surtout bi nga xam te ne ñu ngi fii Thiès ba léegi wax dëgg yàlla malgré nekkuma fi woon waaye ñoom guddeeg ba ca suba ak ngoon ñu ngi fëgg bunt yëpp ci Thiès ngir bés bi nga xam te ne dañ ko jagleel xale yi ñu defandoo ko ci jàmm ak salaam je vous salue de passage et je vous encourage aussi parce que c'est pas facile ce sont des jeunes courageux yoo xam te ni fu atutu ne damaa soxla ndàngam kenn du leen fa njëkk donc maa ngi leen di saluer de passage di leen encourager ndax ànd ak artiste yombul surtout artiste boo xam ne demagul fenn sama genre bi nga xam ne si wagunu aramagun xaalis defagun dara donc daal maa ngi leen di gërëm di leen encourage ni leen ñu jàpp rek waaw dina yàgg dina neex. mais yow atutu temps yi damaa dégg dangaa gagné local xaalis bu bëri. gagné waaw. dégg naa gagné na xaalis bu bëri atutu ngay nëbbatu ni naan yorul dara. gagné. xanaa gisoo sama guitare gi ni mel bu ma gagné woon guitare bu bees laa ci guitare gi de xaar moo ne ko daa xar de dama koo collé nii. waaw bu ma gagné woon dama ci jënd guitare bu bees rek waaye moom ñaanal amin nag amin yàlla naa gagné rek amin. amiin waaw dégg nga mbokk yi ñuy néew ñu yàcc na yasar. donc ku ci nekk am nga ci loo xam ne moom ngay yëngu muy sa activité boo xam ne xaaroo kenn pour ñu fekk la ci jox la ci ndax toll nañ ci jamono boo xam ne boo dajale nit ñi sax wala ngay ranger si sax dañ naan am na lu mu ca bëgg. mais kenn defatul dara ngir dara parce que activité boo ko booleeg beneen activité dama ne dina métti loolu nag tax su du yomb. dara yombatul. donc bu ñu xoolee. ndeysaan waaw. bàyyi ma waaw ñëwal. kii xaw ma koy ménager waaye kii rek la wul. donc vraiment muy idée yu am solo idée yoo xam ni vraiment li ñuy naan idée yu baax yi ca xale yi lay génnee donte nag mag ñee koy xalaat mais xale yi am fitu toog exploité ko. donc lii ngeen génnee idée boo xam ni. macha allah maara détaillé. fi ngeen bëgg a àgg yàlla na leen fa yàlla àggal le 25 mbokk yi bu ko kenn wutee. 26 kenn wutee 26. le 26 bu ko kenn wutee. stade. waaw Lat Dior sax la nit ñi gën a xam nga Sénégal moom na gàtt rek. stade Lat Dior la en face hôtel résidence. waaw ku ñëw bay stade Lat Dior rek boo laajtee terrain basket rek. ñun di la ci stade basket waaw man kenn du ma fa jiitu. te xam naa ne yéen kenn du leen fa jiitu kon na leen daje ci buntu ba. ngeen am ci kàddu yoo xam ne ba ngeen ko dénk réew mi. ak ñi ngeen xam ne war nañ mën a jàppale nit ñi xamuñu porte parce que am na ñoo xam ñi ngi toog fi toog ba te naan fan la ñuy jaar ba dimbali ñi jox leen opportunité ñoom ñu xam fu ñuy jaar. waaw donc am na solo defe naa bu nit ñi naan Sénégal benn bopp la. kenn mënee su ko xar ñaar du wax ju ndaw. donc y a énormément de bonne volonté fi nekk ay borom daraja ñu yàlla dénk dara. fañ ko def defe naa buñ ci boolee gëstu bu ndaw rek dinañ gis ndax tey population bi dafa bëri ay couches am na si ñi nga xamante ni yàlla may na leen am ñu digg dóomu ñi am ñi nga xamante ni moom maanaam muñ la ñuy dunde ci muñ lañ dëkk ci la ñuy sax donc ñooñu nañ dem vers ñooñu lu tuuti lañu am ñu yóbbul ko ñooñu bokk ak ñoom di wax ni taalibe yaa ngi fi handicapé yaa ngi fi les personnes malades ñu ngi fi te ko xam ne jamono ji métti na ordonnance yi cher na may wax ni aussi d'ailleurs c'est le passage de souligner c'est le moment de souligner ça ndax Atutu bii pas dafa jël initiative bu am solo ñu fas yéene ko si fekk si mooy boo demee ba hôpital régional am na wàllu bu nga xamante ni ay xale yu tout tànk ñoo fa ne muy pédiatrie donc foofu tamit xale yooyu fa nekk soxla ndimbal lool. je pense que seen parents yi seen doole demewut noonu c'est l'occasion ñu fekk leen foofu sargal leen. waaw mais Atutu yow téye kii. Atutu et tout. waaw mooy sensibilité bi ma la doon wax sànq ndeysaan xam nga fi muy gën a sensibiliser sax waxuma xale waxuma doomu jullit wala doomu catholique mais nit rek ci xale nga tudd hôpital. feebar rek déjà dafa sensible. ngay gis sa moroom sa xale. sa morom ñu koy jox cadeau. yaa ngi feebar amoo cadeau sa waajur amul sax lu mu jëndee ordonnance bay jëndee. xam nga loolu dafa metti man daal loolu laa xalaat loolu mu metti ma lool rek.
ndax itam ñun ñëpp jaar nañ ci suñu yaay yi sonn nañ loolu ak ñun surtout boo juddoo ci këru famille kër gu mag nga xamante ni waaw da ngay daj lu ne da ngay gis lu ne say waajur nekk mag ñi te la làq àdduna kaa yu ne gis nañ ko fi foofu laa xalaate daal ma ni daal nan dem doxantu ba ca ñooñu xool noonu lan toog yoon doog ñun dalal seeni xel loolu rek day wërloo nit man dama ko def damaa dugg ci benn hôpital Dakar di def arbre de Nobel di way benn xale boo xam te ne docteur bi naa nañ ma piqûre nañ ko def nañ lu ne xale bi ni nem mais ba mu déggee tuutu yee bàyyi mu daa jug di fecc mais la musique c'est thérapeutique li tubaab bi naan donc musique mën nga cee faj maanaam lu ñu faj ni la garab di faje reen ak leneen sa Dakar gi lépp li ñuy faje musique noonu lay faje ndax ki tëdd këram wax dëgg yàlla xolam neexul mu déglu musique rek daal di day faj donc loolu la tubaab bi wax nii c'est thérapeutique ma jàpp ni daal bu ñu demee ba foofu xëy na li ñu mën ak néew te li ñu yàlla dénk bu ñu leen ca bëggalee jox leen ni cadeau yoon doog seen i parents xëy na dina leen satisfaire loolu daal moom lañ ci namoon incha allah yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm man damay ne aatatu li ngay def defaloo ko sax nit ñi yàlla nga koy defal alhamdulilah xam nga lu tax ma wax loolu yàlla defa ne boo xoolee nit ne ki ni ma ko bañee bañoo ko mën nga bañ ndax maa ko bind amook moom affaire de moom yàlla moom nga amal affaire ndax nit ki bindul boppam nga xool ni ba mu neex la nga ni kii damaa neex tu vois donc yàlla nga fa gis ndax moo ko bind wallaay donc am na acte yu nit di def defalu ko sax nit ñi en fait yàlla la ko defal moo tax toujours yàlla la tey daal di am tu vois parce que acte yu garaaw ngay def ndeysaan sama directeur de passage Abdou Aziz Wan da daan toog ba ci yàgg daf may ne da ngay jënd balu fëgg a jaay ñu dem ci village yi may ko ñu ko soxla. waaw ndeysaan. tu vois un peu c'est important. su ma ko nii dëkk bi mu ne ma dëkk bi ku ci ne boo amee fukki dërëm di nga am loo jënd yére mais am na ñoo xam ne amuñu ko. su ma ko nii dans ce cas duñ ko filmer mu ne ma du am sens. ndeysaan. parce que bu ñu demee filmer leen day mel ni dafa am don yu ñu jot di leen filmer pour yónnee leen ko. waaw. amul sens parce que du acte bu rëy mais c'est important gis nga lu tuuti li ngay def am ci yàlla nit ñi sax xamatul ko da ngay gis koy joxe benn 100000 mais danaan kenn waxuma micro ba dégguma fa sama tur waaw ndeysaan wax nga mais yéen combien de mois yéen a ngi dox ci lii wallaay waaw combien d'années yéen a ngi taxawal lii mais amuleen sax temps wax ko waaw ndeysaan parce que ba ngeen koy def loolu taxu xanaa di ko tënk rek xam naa nag ñoom xam nga dañ naan la loo bokk bul xaar ñu woo la ci loolu olof wax moo tax duñ fi nekk di lim kenn ku ci ne dañ naan leen Thiès a ngoog rek ñun ay doomi Thiès lañ ñu koy def itam ay doomi Thiès lañ leen a ci bokk bu leen xaar kenn woo la ci képp ku sentir ni wax dëgg yàlla bëgg nga ci bokk je crois que ni ci kanam tuuti wala ci biir émission bi di ngeen gisaale suñu coordonnées ci biir ñun ñu ngi fii tout près Grand Thiès sori wu ñu képp ku ci bëgg a bokk nañ la wan yoon wi noo ci mën a bokke noonu ñu mën a jàppale ba nga xam te ne incha allah dinañ ci mën a jot bégaloo Sénégal bégal Sénégal ak ça mais gars yi nga xam ne bëgg nañu def ay dog yooyu jox leen opportunité wala porte boo xam ne ñoom mën nañ fa dugg def ay dog parce que am na ñoo xam dañuy toog fi ñu toog moo xam fii ci Sénégal la moo xam biti réew la mais dañ naan ñii de maa ngi leen dégg mais nan laay def ba lëkkaloog ñoom mën a liggéey ak ñoom ñooñu fan la ñuy jaar bismillah. Bon, je pense que ci kaw loolu ñuy aussi lancer appel diaspora bi. képp nga xamante ni yow daal sentir nga sa bopp ci lii comme ni nga ko waxee muy doomu Thiès. di bépp Sénégalais ñu ngi lay tàllal suñu loxo xam ni lépp rek xale yi ñoo tax ñu jóg. ci kaw loolu vraiment am nay numéro yi nga xamante ni peut-être que pour gën a yaatal après mën nañu ko joxe mais néanmoins ñu wax ni. boo wootee ci 77. 213 66 13. foofu lépp lu nga xamante ni soxla nga comme information wala foo mën a jaarale sa donation dinañ la ko jox. wala boog boo mënee aussi contacter par email. ci flay 80. arobase rocketmail.com wala layfal 80. arobase gmail.com. je pense que yooyu aussi. wala sax mbokk yi bu leen loolu yëpp nag sonalee bu ngeen jokkoo ak Senucom Média. waaw lépp dina yomb. waaw. maa ko foofu gën a gaaw foofu gën a gaaw. moom it boo amee pas peut-être numéro mais benn staffam. kenn koo xamante ni yor nga. waaw xam naa ni moom Assane rek boo ñu mënee joindre tamit ci 717 19 77. aussi dinañ ko jot dinañ la mën a sax surtout infoline bi foofu la nekkee pour ku bëgg a participer ci bés bi nan ngay participer ñi nga xamante ne dañoo am seen doom ñu am cadeau xamuñu nan leen koy joxe. mën nañ jox ñu joxal leen ko boole la ko cappi gi daf la joxal la goûter lépp da ciy am loolu tamit mën naa ne am na tamit xam naa ni pass ku bëgg a ñëw seetaan si événement bi pour su bés baa yooyu yëpp mi ngi ci ku woote ci infoline bi daal dinañ la wax lépp nan lay mën a demee 517
19 77. léegi bés boobu ñan ñoo fay teew comme artiste wala bokk ñoo xam ne boobu mu ngi ci wàllum art bi ñan ñoo fay teew. waaw ku ami mbokk doo sonn. waaw te man yàlla def na ñëpp laa si xel jàmm. képp ku ma xam muy artiste te nekk fii. di nga ca teew ndax naa la ko yëgal naan la sa bis la. waaw donc moom damay mais woo leen woo leen. waaw ñoom ñoo ma gën a xam ndax seen bés la man bu ma jógee di bëggal xale yi du ma leen bàyyi ginnaaw ndax kenn ku ci ne ak say mbokk. man artiste yi ñooy samay mbokk. sama gars yi Dame Sène waa Flash Abbas Modou Faye artistes yi fi nekk yëpp. booy sax dul fay de. kan Modou Sappali. Sappali. waaw. waaw Modou Sappali ñëwoon ak ñu defandoo ak yow Sappali foofu xam nga daal di woo tamit sama artiste comédien yi artiste danseurs yi ñëpp ku nekk Thiès di yëngu ci art te xam ne man ñoom rek laa am ñoom samay mbokk su ma gañee trophée maa ngi moom a koy bokk bu ma gañoon loterie comme ni nga wax sànq maa ngi ñoom a koy bokk kon nag li may def di ko def xale Sénégal di ko béggalee askan wi maa ngi leen ci woo ñoom ñëpp ñu ñëw ñu jàpp kii daal di béggal xale yi. bee yi moom ñaata la. waaw ci kaw loolu da fekk ni mënuñu ko sax tuddee entrée parce que. du entrée c'est-à-dire. waaw sorte de participation. waaw ndax ku dugg rek. sa am nga droit de participer na. waaw très bien waaw. moo tax ñu ne woon maanaam ki nga xamante ni accompagnant la maanaam ànd ak xale yi parce que xale yi ku nekk moom da nga yor sa cadeau. ndeysaan. accompagnant boobu. soit day jël benn cadeau. emballé ko muy duggam. wala mu indi la toute petite contribution de 300 francs duggee ko loolu la ñuy boole doolee ko cadeau yi nga xamante ni mooy jëm ci taalibe yi. mais yow ñii sax suñu kenn. waaw noonu la demee de. ah macha allah. noonu la demee daal noonu la demee. macha allah. donc waaw moo tax man la daal dañ koo yaatal rek. mais man damaa fas yéene génn. waaw ramasser même bu dee 20 taalibe kon man nan lay demee. waaw ndax man fu mu nekk nii moom xam nga damaa yeewu. waaw ndeysaan. dinaa jéem a lijjanti 20 taalibe. waaw. xam nga. daal di leen jiital nag. waaw. bu ma récupérer cadeau yi. waaw. ne leen dem leen ñibbi. waaw ndeysaan nga ni ma waaw loolu dina tey waar de sëriñ ñi kon dina la wër foo mënti ne ndeysaan dina la wër xam nga lii rek dafa neex ndeysaan ndax kon lépp lii lay wane rek Thiès ñëpp a fi ne nit ñi seen xol rafet ñoom ñoo fi nekk kafre bégal xale yi ànd ak ñoom ci événement bi loolu rek moom moo fi nekk loolu moo wane sax ci plateau bi donc noonu lañ ko yaatalee képp ku ko yëg sa kër say xarit say taalibe say mbokk ñoom ñoo ko yëgee ngay ñëw seetaan ci show bi xam naa ne boo ñëwee sax seetaan prochainement kenn du la ci njëkk a teel a bokk bien sûr mais gars yi fawuma de ku gis taalibe ci mbedd mi xoolal sangal ba mu set indi mbaa nga bokk noonu jox ko cadeau parce que ñun toit du monde xaajale wul seenu man dinaa ramasser kon ramasser leen après cadeau yi xam ngeen ni ngeen koy doxalee kon na ku ne ramasser waaw kon na ku ne ramasser bayatal gars yi nga ni xam nga rek kon ñu dem waaw comme dañoo nekk ci nawel moom xaaral ma am nu ma def ak boy yi rek waajal leen waaw gaa yàlla may ma ay laaf may naaw di naaw xale yi di ma seen di kontaan ku bëgg a naaw jàppal sama ginnaaw naaw petit papa Noël quand tu descendras du ciel avec tes yeux familiers n'oublie pas mes petits souliers yàlla may ma ay laaf may naaw di naaw xale yi di ma seen di kontaan bëgg naaw jàppal sama ginnaaw let's go mani naaw Aïcha Tani naaw di naaw eh man 26 décembre yow mi boo àndal ñëwal dani foo di reetaan à tutu ak toi di monde yàlla may ma ay laaf may naaw di naaw xale yi di ma seen di kontaan ku bëgg a naaw jàppal sama ginnaaw jàppal ay ñëwal Atutu au service des enfants Atutu pour le développement Atutu l'éducateur Atutu les rassembleurs petit papa Noël quand il descendra du ciel avec des jouets familiers n'oublie pas mes petits souliers kon nag ku bëgg say dàll
ku bëgg petit papa Noël indaale la sa daal yi nga fàtte woon fële yi ma indaale na nga teew 26 décembre ak Atou Toit du monde Aïcha ñëpp nga fa ñu toj foofu. may def appel Talla Sylla. waaw ndeysaan. mu ñëw rek. waaw si xale yi nag parce que doomu Thiès la. ndeysaan waaw kon nag ñu ma tudd ñëpp ñu waaw ñëw. ñoom ñëpp nañ ñëw. parce que ñun nag Thiès suñu dëkk ku dëkk Thiès Maodo Maligo ñoom ñëpp ki dëkk Thiès rek tey yëngu ndax ñun jàppewuñu leen comme ay politiciens dañ leen jàppee comme ay frères. doomu Thiès. suñu frère lañu fi lañ nekkoon fi lañ màggandoo ñun yorandoo ñun ñëpp ñun bu ñu ñëwee Thiès xëy na bu ñu demee feneen mën nañ jaay fa de politicien wala leneen. mais bu ñu ñëwee Thiès on est des frères. tout à fait on est des frères nit nag bu amee mag ju baax ju représenté ci àdduna bi ci dëkk bi yëpp. bu dee def dara da koy teel a yëgal moo tax on salue de passage tous nos frères tous les personnes de bonne volonté. suñu maman yi suñu tonton yi ñëpp dañoo maas noonu ndax ku lim da ngay juum. ñoo moom bés bi seen bés la xale yi Thiès rek lañ koy defal ak ñi fi nekk kon nag ñeen ci ñëpp nañu ñu jàppale ñu def ko ci jàmm te waajal déwén mu dàq ren. tout à fait donc mbokk mi lan ngeen di bàyyi ci loxo nit ñi lan ngeen leen te xam naa sax nag du yem fii ndax après Noël. day ama fii dañuy raxas de. waaw. boo bàyyi ñu raxas ba mu set rek lan ngay tàggoo nit ñi lan nga leen di dénk xale yeeg mag ñeeg ndaw ñi bu bés boobaa la ñuy fagaroo yooyu comme seen. est-ce que affaire dina am añ yow. bon waaw yow moom la sant. moom dafa mel ni Diagne la sant. daal daa mel daa réeral santam. mais pour dem genre la fas yéene bu indi du ma la jël añ bi. kii comme day laal ceeb bala mu indi taal bay dina jël seen añ yi ba pare. daa nu mu def ak ñoom ndax xam naa ni moom mooy loolu. donc c'est ça donc di leen jaajëfal yéen ñi dalal tey di wax ni vraiment li initiative bu rafet la di xamal képp kuy doomu Thiès que ni bés bi seen bés la. comme ni ko Atou waxee rek amul xaaj ak seen duñu lim ndax daanaka boo limee rek di nga am ñoo fàtte moo tax ñuy woo ñëpp rek. ku nekk rek nga ci ñëw jàpp xam ne lépp ñun on donne cette garantie là. ñu ngi assurer nit ñi que ni de toute façon après ñoom ils pourront de par eux-mêmes suivre que ni li fi waay joxe rek xamal ne ci xale yi la jëm. boppam la ko jox. boppam la ko waaw. donc da di comme balu tenks boo sànni rek mu dal ci miir bi ñëwaat. très bien donc boo amul doom it am ngay jarbaat. sinon say rakk am nañu ay doom say mag am nañu ay doom donc boo jëlee dara def ko ci xale yi rek xamal ne sa bopp nga ko defaat. ndax xale yi doon mag ëllëg. donc ci kaw la ñuy woo ñëpp di am yaakaar ni incha allah du yem fii. bu ñu jógee fii rek yeneen incha allah dina am ci kàttanu yàlla di jaajëfal ñëpp di remercier bu baax a baax ci dalal bi. waaw Senego Média dina leen dalal li tax mu di leen dalal mooy dañuy doomu Thiès boole ci nag fas yéene leen jàppale ànd ak yéen waaw couvrir leen Senego Média bés boobu dina ko couvrir ba mu baax. jaa ngeen jëf waay dañuy couvrir ñun dañuy dox ci loolu ndax dañ ne ay doomu Thiès tanu donc li ñu am rek et puis nag man dama bokk ci ndaj yi. añ bi nag leeralu leen ma añ bi parce que man. nee naa leen non maa la resañ. ak veexal waaw. donc gis ngeen ko noonu Senego Média lëkkaloo ak Toit du monde Atou lëkkaloo ak Toit du monde vraiment macha allah muy lépp di xéwal balaa ñu tëj dañuy daal di tikkaat ci Atou mu ñu ëndi benn mooy tëj bi. waaw boo xam da koy créer rek. waaw. tukkur mbuut noonu la. waaw. ndeysaan. ñun daani fo amul xeex amul xuloo daani fo Aïcha kaa ñu fo waay man maay papa ji yow yaay ji dama andi mbuus mi daf ci suuf si rendi xar mi toggu añ bi ñun daani fo le 26 décembre danoo nara fo fo di reetaan boole xol yi xale yi bu ñu fowee ba pare lu ñuy def dañuy raxasu ak saabu mooy tax ñu mucc ci choléra Amusez-vous bien les enfants, mais étudiez bien les enfants. Amusez-vous bien les enfants, mais étudiez bien
les enfants man de bëgg naa leen lool ñun daani fo amul xeex amul xula daani fo Aïcha moom dafay fo toi du monde dafay fo atutu capi dafay fo ay waay wane sa bopp waay yëngal say mbagg rek yëngal mbagg rek ay waay toi du monde demal ay waay merci beaucoup Atutu danga daanelee fu neex xale yi fo leen bu baax waaye jàng leen bu baax ndax mooy tax suba ngeen doon leneen ndax xam naa da ngeen a bëgg a doon leneen Atutu luy tëjee waaw xanaa di sant yàlla sama borom julli ci Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di sant Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima sama sëriñ de passage dégg nga fu mu génn waaw Sëñ Aziz Mourou Moussa Fall ndax ci màggal gi lañ jëm danoo nar a màggali ba ñëw soog a bëggal xale yi moo tax rek ma daal di leen di saluer de passage waa Touba ak ñi ci yoon weeg ñëpp ñi war a dem yoon Touba beeg ñëpp xam naa di nga dem reporter ji sama gars yi ñëpp rek dem ci jàmm ñëw ci jàmm di siyaar sëriñ yi fa nekk Sëñ Sidi Muxtaar Sëñ Cheikh Jëmb di siyaar ñëpp ñu yàlla sama borom defal leen màggalu jàmm taalibe yi ñëpp rek Sénégal ndax mooy ni ma ko waxee Sénégal ñu ñoo bokk lépp ñi dañuy màggale di gàmmu ji di def lépp donc wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal màggalu jàmm ñu ñaanal Sénégal ñaanal Afrique ñaanal adduna ñëpp dund ci jàmm ñëpp di fodéré comme ni ma ko waxee rek ak ça jërëjëf da nga ko loolu mu nekkoon vraiment plateau bu am solo ñu dalaloon ci Toit du monde ànd ak ki nga xam ne mooy Atutu nee naa ko kat ci kaw tali loo ko dàq daw mu gën laa neex kii xam fu ma jëm ak moom mbokk yi vraiment ba le 25 26 incha allah waaye man 5 bi moom lu mu doon ci man. xanaa da la nar a takk. moom a jaaxal. ci kaw 26. donc mbokk yi ba le 26 incha allahu rabi bu ñu fa jógee dañuy raxas fii lañ koy raxasoo. waaw def ba mu baax am nay añ nag am nay añ. waaw tënkee. donc ñu ciy woon ñëpp vraiment muy initiative boo xam dañ ko jël ngir xale yi nga xam ni. soit am nañ doole ñi amuñu doole ñi feebar gis ngeen ko noonu muy lu am solo loo xam ne yal na leen ci yàlla jàppale laay yal nañ ci yàlla jàppale sax laay wax parce que loxo Senego Média incha allahu rabbi du ci jóg ndax ay doomu Cees lañu juddoo fi màggee fi fas yéene fee tekkee nag ndax la nga bañ boo ko la nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën caan ñaaw ñun Cees lañu juddoo di bañ nag di fas yéene bañ nag mbokk yi 26 bu ko kenn wute Atutu waaw Toit du monde waaw ña nga caa le 26 maa la ko wax 26 jaajëf